ñoo bokk réew mi ñu ni nee na dama yaatal géew bi ñu ni nee na ñoo bokk réew mi ñu ni nee na ñu bañ a fàtte loolu wax ñu ni neen la nag yaatalee géew mi rek yaakaar naa ne dana yaatu waaw waaye na xamal ba rafet rek waaye bu nu waxtaanee mu demante ñàkk naam waaye sunu waxtaanee di sa yoon bu ñu waxtaanee gis yoona loolu la Papa ak Cheikh wax waaye nañu bàyyi xel rek ne ñu ni neen la lépp suñu biir raxi loolu moom war waaw xale yaa ngi ci biir mag ñaa ngi ci biiroo bu leen wëngal gaal gi voilà bu ñuy yëngal gaal gi ndax xale yaa ngi ci biir mag ñaa ngi ci biir te bu ñu yëngalee gaal gi day doy waar bu leen wëngal gaal gi voilà kon nag ñu bañ a fàttali ñu ni ñaan la Sandiamou Ndiaye yaakaar naa ne yaa ngi nekk en direct ci rajo Modou International yaa ngeek Soxna Ndeye Fall yaa ngeek Gaynde Ndiaye donc ñun waxtaane war a waxtaane rek lu jëm ci wàllu élection locale yi nga xam ne si lañ jëm seen njàngat xam naa ne dama lay bàyyi sa gars yi rek ngeen def benn njàngat boo xam ne waxtaan boo xam ne da ngeen di mën a gindi Sénégalais yi waxtaan ci ak ñoom yow xam naa ne xam nga ni nga koy doxale ak gars ñi yaakaar naa ne li ñuy def rek lu jébbal la kaddu gi maag Malay Ndiaye bàyyi la nga costé ak say invité waxtaan ak ñoom jëmale ci wàllu élection locale yi waaye ba tey gën a yaatal gëf yi rek ci li nga xamante ne moo jëm si la grande coalition de l'opposition ñaamur kaddu gango jërëjëf Alain Jigal bëggoon naa nag su fekkee ni mën na nekk nga dugal si koo xam dafa nekk mouvance présidentielle. ku mel ne Idrissa. wala képp koo xam ne nekk na mouvance présidentielle. voilà xanaa da nga ci dégg da nga ci dégg waaye Idrissa dana ci baax. waaw Idrissa doon na ñëw. Idrissa doon na ñëw mais malheureusement dafa ne. dafay liggéey wàccul quoi. mais moom laa waxoon. pour mu ñëw bokk ci pour mën a vraiment ñu. kon waa mouvance présidentielle yi nii dégg bu fekkee ne am na ko xam ne mën na laa contacter. su ko defee mu join ñu mën a bokk ci waxtaan bi xanaa rek di nuyu sama jigéen Ndeye Fall di ko ziar di nuyu sama rak Gaynde waxtaan bi nag fi ñu koy tëkk surtout mooy ñoom bu ñu waxee Ndeye Fall dañ naan PDS. Gaynde xam nañ ni opposition la nekk ku sopp Sonko la et li ñu doon xaar ci opposition bi mooy que ni ñu booloo nekk benn tànk boo xam ni dafay dem songi ki nga xam ni mooy la mouvance présidentielle ndax dañ doon wax ni élection 2017 yi les législatives 2017 yi waroon na leen a jox leçon que ni booloo mooy mën a tax ñu mën a jàkkaarloog la mouvance présidentielle mën leen daan malheureusement booloo boobu amul wala amul ci ñu ko ñëpp yaakaara woon parce que ñëpp nangu nañ ni Sénégal fi ñu toll bu ñuy wax opposition dañ naan PDS dañ naan PASTEF dañ naan Khalifa Sall dañ naan PUR ñooñu sur le plan politique ñu bari nangu nañ ni am nañu ay nit ci région bu nekk boo ko comparé ku mel l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye wala ku mel ne ki nekk Thierno Alassane Sall wala ku mel ne Thierno Bocoum wala ku mel ne Déthié Fall sax xëy na mën nga koo dugal ci mouvance bi parce que Déthié comme dafa jógee réew mi kenn xamul ba xam ñaata la yóbboogu donc xamaguñ lu ñuy pesé mais xëy na ni mën na am lu mu pesé c'est la même chose que Gakou kenn xamagul tamit lan lay pesé bien que ni jógee na fële si kii donc loolu lañ xaar mais malheureusement gis nañ ni PDS bokk si boo tax li may njëkk a interpréter mooy sama jigéen Ndeye Fall si le pourquoi lan moo tax PDS bokkul ci coalition bi nga xam ni moo doon coalition opposition war a dem ci élection locale yi. waaw Sandiamou tout d'abord balaa may dugg ci loolu maa ngi nuyu
di nuyu Alain Djigal di nuyu Gaynde ñoo bokk plateau bi. di nuyu Sénégal yi yëpp fépp fu ñu mënti nekk duñu déglu à travers le monde entier. di jaale ñi nga xamante ni ñoo fi jóge di mel ni di sëriñu Baye Fall yi seen jaww yàlla na ko yàlla xaree àjjana Dobale maa ngi leen di jaale ñoom ñëpp di ko jaale mbokk yeeg xarit yeeg ak la toute la communauté sénégalaise. waaw saa ñaambur dag ma laaj benn laaj bu am solo danga ni lan moo tax PDS mu génn ci coalition bi n'est-ce pas. lu tax bokk leen ci parce que. lu tax bokk leen ci. waaw. saa ñaambur coalition bi nga xamante ni taxawal nañ ko biñ koy taxawal PDS du nekkul koo xam parti boo xamante ni dafa ñëw rek pour bokk mais si ñi ko doon dox doon ko wax te la PDS bokkoon defe naa ne coow li bare na wax ci bare na waaye ñi ci bëre suuste wuñu te xamuñu lan mooy raison bi war a tax PDS génn saa ñaambur bu ma la nee coalition bi ça fait plus de 6 mois y avait PDS PS ak Pastef ak PUR ñoo ko doon dox PS mu Khalifa Sall ak ëpp na 6 mois kon PDS bi nangu di dem ci ay négociations ne ko Idrissa Seck doon waxe ça fait plus de 11 mois mi ngi doon négocier ak Macky Sall PDS ak ñetti parti yooyu avant PUR du ñëw c'était PDS Pastef ak ñi nga xamante ne ñooy Khalifa Sall moo doxal tànkam dem ba PDS seeti leen Ousmane Sonko doxal tànkam dem ba PDS seeti leen PDS it d'accord ñu waxtaan ñoom entre les 4 partis yooyu nga xamante ne ñoom dañ désigné woon pour daje. saa ñaambur ki nga xam ne dafa bàyyi léppam nekk ci biir opposition boo xam ne dañ doon daje discrètement nag laa lay wax. kenn xamul woon ni ñoom ñi ngi doon daje. ba bi sëñ Moustapha Sy génnee moom mi nga xam ne moo génnee les informations avant les conclusions loolu mooy li nga xam ne moo explosé affaire bi ba kenn ku si nekk ne manit lu tax bokkuma kon cela veut dire que PDS ñi nga xamante ne ñoom amoon nañu discrétion boobu ki nga xamante ne moo représenté woon PDS koo xamante ne ki nga xam ne moo yor partem te muy le secrétaire général national du parti muy président Ablaye Wade moom moo désigné ki nga xamante ne mooy ànd ak ñoom trois yooyu Khalifa Sall Ousmane Sonko ak PUR ñoom ñoo doon dox ëpp na 6 mois kon bu ñu toogee ba tey ji ñu ne PDS lan moo tax mu génn PDS génnul ñoo beddi PDS wax ji nañ ko wax mu leer ndax bu ñu demee ba waxtaan ba ñu war a conclure wuñu trouvé guñu terrain d'entente ci yenn points yi ñu ci discuter naka lañ koy doxalee ba fu xanaa war nga déglu Ndoumbelane bu Boubacar Camara ñoom weer nañu seen bopp ci biir wax ndax nee na PDS dox bi yàgg na moom bokkul woon ca dox ba waaye information luñ ko dox moom doon na ko xam kon am na ko doon beddeeku di wax ay alliés gisa mbir mi dafa wax nga ko léegi ci biir wax bu dee opposition dëgg PDS la en 2014 lañ dem élection municipalité yi PDS amoon na 114 maires boobu ba léegi élection amagul 114 maires yëpp dem nañu ba ñu dese ñu 29 maires te loolu yëpp dañoo demee ci turu li nga xam ne PDS moo leen des ñu nekk maire waaw parti boobu ci ñoom ñooñu ñëpp ñoo leen ëppale del pay ci seen biir ñu nangu rabaisser suñu bopp ànd ak ñoom pour lan te coalition yi pour man du coalition yi nga xamante ni moo tax ñun ñëpp ñu war a nekk benn parce que li élection gox-goxaat la te élection gox-goxaat il faut ñu faire très attention ki nga xam ne man ca gox ba tam liggéeyal waa gox ba mu nekkal fa waa gox ba tey ji waa gox ba ak ku ñu mënti indi te nekkul kooku mënuñu fa am dara man tey ji PDS imposé wul dara PDS newul man maa yore tant de maire
sama maire yooyu duma ko indi PDS wax ko ba tey la spéculation loo xam ne mi ngi dox ci nga xamante ne mooy les faux presse beneen bi PDS na leen d'accord na ci li nga benn ci point yi mais point yi des il faut ñu discuter boobu y avait plus d'alliés bii am ñi tey jii ñooñu kenn fekkeewul ci waxtaan kon pourquoi se précipiter bi ñu waxee ba ñu ne PDS bu ñu léegi day indi maire yi nga xamante ne moom la am pour ñu recommencer à zéro PDS bañul mais dafa ne dañuy xool kenn ku si nekk dëkk boobu ku fa am doole ñu jàppale ko ñu satoo ci biir loolu kenn ku si ne am nga sañ-sañ tey ji man su ma bokkee ak yow coalition kii boo waxtaan boo xam ne saa ñaambur mu seq ko man yow saa ñaambur Alain Jigal ak gaynde bi dama ñu ne loolu dañ ko def dans la discrétion Ablaye Wade ba muy yebal nit muy dem ca ko ñu accepté ndaje bi est-ce que xam nga ni premier ndaje yi PDS lañ ko doon defee permanence PDS kenn xamu ko woon fa lañ ko daan réunion wee ba ñu toxalee li nga xamante ni mooy mbir mi ci yeneen permanence te la wax ji siiwee gis nga noonu démb ji bu seen pexee juboon kon tey duñ ko wax ji nag bare na tal-tali ji bare na mais li ngay wax da nga koy teg ci source yu leer ñun ñëpp ay opposants lañu parti bu ne bu nekkoon foofu noonu ca waxtaan ba am nga ay alliés yu topp sa ginnaaw waaye nag ñun duñu dem waxtaan lu ëpp 6 mois ñu toog ba tey mu am ay ñoo xam ne soi-disant des alliés ñu ñëw bëgg imposer leur loi. ku mel na kan du ma cité non parce que ndax du ma cité non ndax ñooñu tey ji bokkuñu woon ca waxtaan ba bañ koy parce que dégg naa ci benn rajo wax nañu ñu ne comme par exemple le cas de Aïda Mbodj waa PDS dañu ne Bambey dañ ko jël déedéet waa PDS waxuñu loolu PDS dafa ne indi ngeen ay nit ñoo xamante ni ñun xàmmee nañ leen te wóoluwuñ leen di ànd ak ñoom ma leer te ñoom tey ñoo leen defoon tey ji démb lu ñu doon tey te teewul am na ñoo xam ne yor nañu suñu ay kiiraanu maire dañ ñoo abandonné dem fekk beneen parti ñu yóbbaale suñu titre maire am ñoo xam ne ñu def leen ay député ñu jël suñu député dem def seen yëf yi bopp kon tey jii PDS buy duggaat ngeen indi ay alliés su base yu leer la koy teg man duma ne kii dama ko jox lii mu xëy suba mu beddi ma sànni ma tey jii ngeen bëgg samp kooku ngeen ne man naa jàppale kooku loolu duma ci d'accord. kon da ngeen ragal ni am na ñoo xam ni la mouvance présidentielle. ma ne loolu bi ma ci dugg ma son ñoom li ma leen di ñaanal rek mooy yàlla jàppale leen ba lu ñu bëgg ci loolu mu antu. est-ce que PDS dafay taxawal coalition. mais PDS toujours mi ngi doon liggéey ak ay alliés am na ay alliés PDS bu muy dem ci législative dafa amoon coalition PDS tey jii président Abdoulaye Wade dafa bindoon lettre en 2019 mun nañu xamal ni ñu ne bu leen dem mukk ci ay élection te àndul leen ak coalition kon PDS bañ ko ànd ak benn coalition waaye ànd boo koy def da nga koy tànn segg ko seetaan ko ba fi ñu mënti jëm yàlla may ñu ca ndam ndax lii C25 war nañoo doy ci yeeñu ci àdduna gis nga sans ñaamgo le sénégalais est tellement faux dañoo faux dañoo hypocrite te en plus gëmuñu suñu bopp xam nga li ñuy wax ni li Assane Diouf wax tey yeewi askan bi nee na yeewi askan bi yeewu nañ bu yàgg waaye dëggal sa bopp moo fi nekkul il faut que ñu dëggal suñu bopp dëggal suñu bopp mooy lan am na su ñoo xamante ni ay langaamu lañu man koo xamante ni xeebuñu kenn de ndax kenn ku su nekk am nga loo war a mën ca gox ba nga dëkk mais bu ñuy demee ci élection législative yi te ñoom waxtaane woon nañu bu ñuy demaat législative beneen waxtaan dina amaat beneen coalition dina amaat kon bii ñu taxawal nii
cela veut pas dire que bii moo war a dem présidentiel ndax ñoom dañu ne woon bu ñu dem présidentiel kenn ku ne dem ci sa bannière bu ñu demee ba deuxième tour ñu def sa tool. tout à fait mais Ndeye est-ce que dafa am lu ngeen di reprocher directement Khalifa Sall wala Ousmane Sonko parce que coalition boobu daanaka ñoom ñooy ndey mbili gi ñoom ñaar ñoo ko jiite est-ce que am na lu ngeen leen di reprocher personnellement ñoom ñaar ñooñu. bu dee reproche bu may am di ko def ndax nit yéen a sol seen daal dem kooku seetu siwu leen de PDS doxu seetuwul kenn ñoo jël seen daal dem fekk ji PDS dem seetu ji PDS pour waxtaan ak PDS tamit nangu leen a accueillir recevoir la pour ñu toog ñu waxtaan ci ay points xam nga ba tey PDS demul seetu ji keneen même ses alliés demul seetu ji keneen ndax respecté ak ñoom ci parole yi mu xamante ni waxtaane woon na ko ak ñoom ci biir loo xam ci biir nit ñu tënk ko kon tey ji bu keneen toogee ci chaîne télévision mu rëccal wax loolu cela veut dire que ci biir groupe boobu am na ko ci doon jël di ko informer right or wrong te moom reconnaître na ni moom bokkul woon ci li nga xamante ni nee na lépp loo gis il faut ñaar wala ñetti wala ñeent ñu taxawal ko ñoom dañu waxtaanoon bu ñu paree ba signature yi am ñoom ñoo ñu daje woon bu ñu paree nag ñu ubbi ko élargir ko woos les alliés. ñu ñëw rejoindre la lii moo nekkoon seen waxtaan. mais ba ñu demee ba si biir bi ñuy wax ni dañuy def lancement bi ci veille bi la ñu woo PDS ni ko day finalement dañu bëgg def lancement bi suba. PDS ne ci yenn condition pare bu ñu woon nee nañu si lobby bi nga xam ne moom la ñu war a teg imposé woon nañu kenn ku ne couleur bi ngay indi. mooy ñoom ñeenti parti yooyu mu wax ko mu leer ba ñu waxoon ci loolu ba teg de côté ñu war a ñëw na ci li nga xam ne mooy nom bi muy tur bi ñoom dañoo xëy suba rek PDS ñu wax leen ni tey lancement bañ ko teg te def ñu ne lancement bi ñu def tey li ñuy waxtaane woon pareeguñ ci def ñu conclusion loolu mënuñ ca def ndax nit loo waxtaan ak sa nawle da nga ko war a respecté war ko sàmm ndax tey jii yaakaar naa ne Sénégal fi mu toll nii soxla ku mën na am 3 coalitions 4 coalitions loolu yëpp it doesn't matter bu fekkee da ngeen bëggoon a jël 4 partis yi nga xam ne ñoo ëpp doole PDS dem na bi ñu demee législative yi ñoo jël 2 bi ñu demee élection maire yi 2014 ñoo jël pee ci ñoom ñooñu ñëpp ñoo leen raw. lu ñu mën a wax que PDS demul élection en 2019 ndax amuñu candidat te ñooy dem ci élection ñu ci bëri suñuy ay militants dañu waxtaan d'accord dem jàppale leen kon yaakaar naa ne PDS taxawaay pour dugg ci nekk ak coalition ci la taxaw démb ak tey kon tey ji bu génn bi amee c'est parce que ci biir waxtaan bi am na loo xamante ni lu ñu respecté wul PDS gis ko PDS tam parti bu mag la du ma bëgg ànd ak yow ci coalition pour ñu def coalition boo xam ne pour jëli fi li fi ne bolor li nga xamante ne mooy samay ay militants yoo xamante ne pendant des années ñu ngi toog ci base di liggéey kenn ku si ne bëgg a am loo représenté ci sa gox. Gaynde yow nekk nga koo xam ne ñu bari gëm nañ ni Ousmane Sonko nga àndal c'est sûr que yaa ngi ci opposition bi gis nga ni mbir mi ni mu demee est-ce que am nga benn information boo xam ne jot nga ko mu jugee ci coalition boobu nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi waaye surtout tamit est-ce que gëm nga ni kii di Khalifa Sall ak Ousmane Sonko defuñu preuve de patience ba pour que ñu jéem a fexe nu ñuy waxtaan ak PDS ba d'accord sur toute la ligne avant ñuy génn di def taxawal coalition boo xam ni xëy na mënoon na xaar tuuti avant ñu koy taxawal. Tout d'abord asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di joindre Ndeye Fall ci jaal yi pour gagner du temps yéen ñëpp maa ngi leen jox seen wàccuwaay te di masawu ñi fi wàññeeku ñëpp. Alors jërëjëf ci sa question grand frère ma gis ni man je suis indépendant oui sopp naa Sonko oui dama gis sama bopp ci projet Pastef ma choisir nekk indépendant parce que man damay bañ ko ma tënk ci lii
d'abord pour man waxoon naa si ay jamono ci ginnaaw damay ragal Ousmane Sonko liggéey bi yëpp gars yi ñoo faxas ko ramasser liggéey bi pour man looloy am coow li am lépp faux départ la te Ndeye Fall génn na fi ay révélation yu bare yu bari sax coalition bi nu mu tëddee dès que mu départ am ñu jóg passionné débat bi man ci laa jël sama position Ndeye Fall mu ngi naan ñi ko sekkoon c'était restreint mu jékki-jékki affaire yi seen jékki-jékki rek coup bi am ku génn def révélation bi am ku réagir muy Thierno Bocoum ki njëkk génn def révélation bi muy Moustapha Sy te man li ma jaaxal mooy 2 semaines avant Serigne Moustapha Sy ma jox ko wàcc waayam 2 semaines avant Ousmane Sonko dafa def coalition immortaliser ko maanaam firndeel ko ñun ñëpp ne lii am na ma waxoon ko semaine passée annoncé ne am na coalition bu mag buy am buy ñëw ñu jékki-jékki révélation bi am Thierno Bocoum génn réagir donc dafay dëggal li Ndeye Fall dafa ñëw dëggal li Thierno Bocoum wax yàgg nañ togg li ñuy togg ba xaatim ñaari kayit ba ñu war a conclure ñoom Abdoul Mbaye génn nit ñi amuñu leen lu ñuy réagir lu dul di xas Thierno Bocoum ci tolluwaayam ak ci dayoom Ousmane Sonko est en danger ci lii ñu waxante dëgg man de mooy sama dëgg je reprends mes mots coow lii jur yëpp te aussi man gëmuma ñu naan opposition bi dañoo war a doon benn dañoo war a ànd. mais gaynde li wóor te wér mooy ni ñu tàqalikoo nii suñu demee si local yi y a de fortes chances que Dakar fi mu nekk mooy poste bi nga maire de Dakar mun na ñëpp di wut mais bu ñu demee nii ce qui est sûr mooy benn bokk yaar koy gagné. parce que raw gàddu la boo rawee benn baat yaay jiitu donc bu PDS xëccee ay voix am Khalifa Sall xëccee ay voix am ànd ak Sonko fële mais affaire bi day tas day jox avantage Benno Bokk Yaakaar ça c'est clair c'est différent que bu PDS àndoon ak Khalifa Sall ak Sonko mais am na forte chance ñu gagné Dakar donc ànd bi mooy yoon comme ni ko Ndeye Fall waxee fu nekk bu ngeen fa demee ka fa ëpp doole ñuy jiital ko mais bu loolu amul mais ce qui est sûr et certain mooy boo moytuwul opposition bi PDS bokk ci benn si laa ko boole boo moytuwul du ñu am benn mairie wala mairie bu tuuti la ñuy am muy PDS muy Sonko muy Khalifa Sall suñu tasaaroo nii dem boo moytuwul du ñu am sax benn mairie. Ñambour. très bien. Ñambour. waaw. waa Ñambour Idrissa ñoom la bokk na ci ligne bi mu ngi ci ligne bi. kan si. Idrissa c'est là. ah Idrissa d'accord Idrissa ñu ngi lay nuyu. waaw. gaynde. waaw. gis nga foofu nag moo taxoon ca tàmbali ba lépp waroon a tegu ci yoon réeroo waru ci woon am affaire bi problème mu base la affaire bi ci suuf la du ci kaw ñoom bu ñu demee ba déggoo seen biir après nag ñu wàcce affaire bi ci suuf. waaw léegi à qui profite le crime kan moo am avantage ci tasaaroo bi muy PDS di Khalifa Sall di Ousmane Sonko ñoom ñett kan moo ci am avantage ba ñoom mënuñoo xam ci seen intérêt. kenn amu ci avantage pour man. donc pourquoi mënuñu ànd. ñàkk ànd mooy gis nga maa ngi dégg sànq Aïda Mbodj ñu ngi ko invité TFM mu doon wax li ñuy wax waxu couleur waxu considération yi loolu ay détails la foofu lu juumee moom li nekk détail ci moom moo important ci kële ay détails la problème drapeau la mais nañ ko dindi nañu indi leen te bu ñuy wax justement bu ñuy waxante dëgg rek Sanjambur boo xoolee seen logo bi
mais parti socialiste des valeurs mooy coalition Khalifa Sall bi ak Pastef ngay gis te boo ko jàngatee ci biir logo bi Pastef dëgg ngay gis te ñoom dañuy politique donc da ngay def benn boo la moo tax raxuñu ci ay bleu raxuñu ci ay violet ñooñu loolu mooy seen problème mais dindi loolu indi loo xamante ne bi ñu ngi wax baatu consensus nañu déggoo ci ay kàddu mais problème drapeau war leen a séparer nañ ko dindi indi liñ c'était simple pourquoi ñu bëgg maintenir d'ailleurs gis nga Bougane dafa ñëw gedd ñu dab ko convaincre mu ñëw dafa ne dafay signer sous réserve bon malgré lui il a signé mais nee na da cay dugal sous réserve problème foofu la. Ndeye est-ce que da ngeen a xalaat ni la mouvance présidentielle le président Macky Sall moo activé ay réseaux ba coalition opposition benn coalition bu dëgër mënta taxaw est-ce que da ngeen a ragal ni am na liggéey boo xam ni la mouvance présidentielle def nañ ko ba tas opposition bi. waa Sandiamb pour man loolu xalaatewuma côté boobu ndax tey ji ñoom ñoo ñu ëpp problème ñoo ëpp opposition bi problème ñoom seen bopp ñu ñëw ci kanam. ndax y a des leaders yoo xamante ni ñu ngi foofa am ñoom tamit seeni ambition politique te ñu ngi seen sommet ñoom tamit te dinañ génn maanaam si li ma fa gis mooy conflit d'intérêt moo fi am ci opposition bi ndax am na ñoo xamante ni tey ji ay langaamu lañ ko mën a tuddee tey damay rejoindre gaynde ci lu mu wax noonu personne bi nga xam ne mooy affecté bi gën a affecté wu foofu mooy Ousmane Sonko parce que tey jii opposition bi tey jii bu PDS génnee ba dem moom tamit leen mënuma ànd ci condition yi c'est parce que ci ñoom ñaar ñooñu bu fekkee dañu am ñoo xam ne dañoo topp seeni gannaaw ñu nekk seeni alliés am na ci kuñ ci xocc put ci li ma jàngat ndax bu fekkee ne yaa ngi waxtaan ak tey nawle te waxtaan boobu yeggale gu leen am ngeen lu ngeen trouvé teg de côté am na lu ngeen war a yeggale pour ngeen war a mën a clôturer kenn ku nekk war a dem nag ñi nga xam ne ñoo la ñëw joindre sa parti mu nekk say allié politique nga waxtaan ak ñoom pour ñu mën la joindre yow ci biir coalition bi tey jii boo gisee bii coalition bii am muy parti socialiste des valeurs ak ki nga xamante ne mooy Pastef dëgg la ay nit bu ngeen naree ànd da ngeen di ànd ci kaw dëgg xam nga kaw dëgg mooy lan nee ngeen yéen ñëpp da ngeen bëgg a àndandoo man yaakaaroon naa ni kenn ku si nekk sa couleur warul woon a mën a feeñ waroon nañu choisir benn couleur boo xam ne couleur unique boo xam ne muy couleur boo xam ne symbole boo xam ne ci suñu drapeau national ñu def ko mu nekk couleur bi nga xam ne moo war a nekk couleur opposition boobu tey jii ndax kenn ku si nekk da ngay bëgg sa couleur parti feeñ te foofu noonu la problème bi commencé moo indi division bi te mu day indi divergence te divergence bi commencé gul nag ndax dina demaat ba ci kanam dina gën a ñëw ndax tey ji ki nga xam ne moom moo ne ci mouvance présidentielle tey moom dina ko jaral lu ne pour opposition boobu mu tas wala mu bañ a tas wala mu am ay lobbying ñoo xamante ne ay espion yu nekk ci biir opposition bi taxaw lu opposition bi gas wala lu ñu nag mu dem wax ko moom mu xoolaat fan lay aw pour xar leen ci digg bi kon loolu nañ ci bàyyi xel te man ñaanuma opposition boobu mu tas sa ñaambur may ma daaneel ñaanuma mu tas parce que man lu fi jëlee mouvance présidentielle ci loolu laa xamante ne moom laa d'accord moom laay dox képp ku mën a coalition ak koo mënti defar sa coalition pour ñu mën fee jëlee Macky Sall moi je suis pour contre ma coalition boobu contre ma ñun tamit lu fekk ñu génn kenn ku ne am nga say raison am na ñoo xam ne xëy ni tey jii ñu ngi ci coalition bi seen PDS bokk arrangé wu leen kon yaakaar naa ne PDS la mu doon xiir démb bërki démb fa lañ taxaw sunu tànk ba tey mooy leen jëli fi Macky Sall
voilà mais ndey nga wax noonu président Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar daañu def tout pour que opposition bi tasaaroo parce que président nee na dana fexe ba opposition mu réduire à leur plus simple expression waaye li ngeen wax moom am na lu ko doy tamit muy mouvance présidentielle foofu Idrissa lay ñëw mooy que ni Benno Bokk Yaakaar gis nañ ni ñoom tamit ànd bi ñu war a ànd daanaka ànduñu ko parce que ñu ngi gis à Dakar daanaka bari na ay prétendants boo demee Saint-Louis bari na ay prétendants président Macky Sall nee na moom mooy tànn mais am na ñu génn d'abord taxaw ni ñun kenn duñu tànnal kenn ñun ñooy tànnal suñu bopp ndax affaire yi gox-goxaat la est-ce que Idrissa xalaatoo ni yow tamit au niveau de la mouvance présidentielle boo moytul mën ngeen a am ay surprise pas mu jugee ci opposition bi maanaam opposition bi gagné leen ci ay voix mais ngeen am ay vote sanction yoo xam ni moom mooy jugee ci seen camp président Macky Sall tànn kenn ma jox la par exemple de Saint-Louis tey jii bu président Macky Sall tànnoon Mansour Faye à Saint-Louis man ngeen a am mooy vote sanction yoo xam ne dafay jugee ci Mary Teuw Niane ak ñi mu àndal bu dee à Dakar tey jii bu tànnee Amadou Ba ku mel ne Diouf Sarr ak ñi mu àndal mën nañu def vote sanction est-ce que au niveau de la mouvance présidentielle amul leen liggéey boo xam ne war ngeen koo def avant ngeen di egg ci li nga xam ne mooy élection locale yi. waaw Ndiambour merci ci question boobu rapidement rek di jégalu retard bi nii liggéey bi rek bon di nuyu aussi ñi nga xam ne ñi ñoo fi nekk seex waxtaan bi commencé ko Soxna Ndeye Fall ak Mamadou Gane ak yéen ñi nga xam ne yéen a koy dirigé Alain notamment laaj bu am solo la mais comme ni nga ko laaj ni ak aspect yi nga si yëkkati je crois que noonu la ñi mu concerné amee boobu en fait gis-gis ak gis aussi difficulté yi si nekk am les mêmes craintes loolu mooy moo tax ma wax ne ñoom dañuy tenir compte la coalition Benno Bokk Yaakaar dafa obligé tenir compte si difficulté yi am si tànn bi parce que effectivement ku nekk da nga ne man la base bi war a taxaw wane aussi boppam fu mu féete en termes d'action en termes yëngu président dernier ressort comme ni ñu ko waxee nekk ki nga xam ne kii moom mooy def l'arbitrage final ne kii la ñuy def mu nekk si en fait bopp bi léegi nag les risques de vote sanction ça a toujours existé mais je pense que foofu li koy mën a atténuer pour ne pas dire éliminer moom mooy la capacité du leader pour mu mën a fexe bu coow li amee comme ni mu amee nii ku ne man la mu jaxasoo ba ñu yaakaar ne sax nit ñi dinañu tasaaroo que moom en tant que leader mu am cette capacité dajale toutes ces troupes là à commencer par ñi nga xam ñoo jiitu ba mën leen indi en consensus parce que bu consensus amee au niveau des différents prétendants les différents candidats je suis d'accord fekk ci président ci li mu bëgg ñoom ñu ëlbatiku waxtaan ak en fait bon militants yi muy électeurs yi donc foofu je crois que vote sanction mën na bañ a am parce que li indi souvent vote sanction mooy une rupture boo xam ne bi définitive ñu jéem ci même ba jusqu'à la fin jusqu'aux élections juboo amul parce que même au-delà de des candidatures une fois même ñu tabb leen ba mu pare en direction des élections li ñu kon di dox parce que je ne pense pas que mu am benn responsable Benno Bokk Yaakaar quelle que soit say prétention boo xam ne bi di nga bëgg parce que tout simplement du yow nga nekkoon na nekk en fait un responsable booy jóge ci beneen camp bi maanaam de l'opposition pour ne pas le citer parce que loolu le choix c'est entre nga naa def vote sanction pour que sama camp daanu c'est comme bu fekkee yow à partir de ces élections yow da nga ne bëggatuma dara lu baax foofu parce que tout simplement du man je pense que loolu moom mooy en général li indi un leader pour muy joxe ay consignes de vote sanction parce que souvent du militants yi seen bopp rek xëy na du ñàkk seen biir ay benn yuy am lu leen naqari def vote sanction day am sax mais capacité premier leader bi muy président Benno Bokk Yaakaar di président Macky Sall ak capacité ki nga xam ne kii mooy candidat bi nga xam ne mujjul nekk ki ñu tànn face ak électeurs yi face ak militants yi mooy résoudre je pense que souvent problème bi et que yooyu mooy je pense que coalition bi consciente na de tout ça et que en fait ñu ngi si liggéey.
Ndeye Fall quelques minutes moo ñu dese dafa am yow ñëpp xam nañ ni boo sañoon Macky Sall ak mouvance am taanu mais dafa bari ñoo xam ni dañuy xalaat ni le président Abdoulaye Wade réelawul ak président Macky Sall boo gisee lettre bi nga xam ne moom la bind lettre njaal bi mu mujj bind si ñi fi jóge àdduna bi muy wax si Alioune Badara Cissé dafa ni mook Alioune Badara Cissé ñoo théoriser les retrouvailles libérales mu nee na mook ñu bëri dañ yaakaar ni kii Mbacke Ndiaye moo ko terrorisé mais Abdoulaye Wade confirmé ne wax na ni mook Alioune Badara Cissé ñoo terroriser les retrouvailles libérales loolu mooy lan mooy doomam yëpp bokkaat ànd fi mu nekk les libéraux ñëpp ànd nañu ñaar rek ñoo ci duggagul muy le PDS ak bokk gis-gis ñoom ñoo fekkagul mu mais par exemple tey jii ñooñu bu ñu demoon tey ci mouvance présidentielle bi libéraux yëpp dañuy àndaat est-ce que loolu njàngat boobu mu wax teeyul xelu ñu bëree bëri. waaw Sànjambur loolu lan moo tax mu war a tey xel yu bëree bëri. les retrouvailles libérales bu ñu nee retrouvailles libérales kay mooy gisanteeg Macky Sall c'est un libéral di. non gisanteeg Macky Sall cela va pas dire que dañuy dem. jàppale Macky Sall bu ñu nee les retrouvailles mooy ngeen da ngeen ne àndaat. waxul ni dañuy àndaat retrouvailles xam nga fu mu nekk nii bu doon sagoon tey jii ni ñu taxaw PDS nu mu taxawee ne Macky Sall ak ñenn ñu mu àndal te ñu nekkoon PDS ñu xar ñenn ñi ab jóge fii dem fële mu nekk loo xamante ni moom du ko rafetlu parce que parteem ba mu juddoo ba léegi ci genre yu mel nii du tey jii la ci seen biir la mës a nekk kon tey jii lu doon sagom mooy Macky Sall ak PDS ñu am relation boo xamante ni dina nekk relation boo xamante ni relation politique familiale pour toogaat 50 ans rek cela veut pas dire que Macky Sall day liggéey lu muy liggéey ñun ñu opposé wu tey sagom li mu namm mooy Macky Sall bu fay jóge parteem bi nga xam ne mooy PDS mu remplacé ko te yaakaar naa ne te dox bi Alioune Badara Cissé ak moom ñu ko doon doxu jàmm la. parce que tey gaynde doo jàngate loolu Mbaye Fall Tamba ñuy jot ma jox gaynde doo jàngate loolu en 2 minutes. gaynde demul ci Idrissa. sorry dama demoon mit loolu vraiment ci sama jàngat yaatu na mais y'a anguille sous roche quand même que et aussi xam nga ak tamit développement yi am ni articles yu bëri génn na maa ngi gis maître Clédor Sy mu ngi naan Karim Wade a retrouvé ses droits civiques boof amatul benn contrainte pour duggaat ci liste électorale bi bon loolu du fi xaj beneen affaire la et que te jamono yee junjoon naa fi parachutage loolu beneen jàngat la. Idrissa est-ce que gëm nga les retrouvailles libérales est-ce que gëm nga ni un jour le PDS APR ak Idrissa Seck daañu ànd pour nekk la grande famille libérale 50 ans yi Abdoulaye Wade bëgg libéraux yokk réew mi. Ah oui, en fait, comme politique, là, tout est possible en politique. Et puis, comme c'est une famille idéologique, il ne faut pas exclure, d'autant plus que ñoom li nga xam moom lu ñu seqalan la benn réew kese la du ay réew ñu xëccoo donc comme il s'agit du Sénégal raison boobu rek le Sénégal rek war a mën a nekk raison suffisante pour que ay nit daje wax ma la bu ñu bokkee la même famille libérale mais di wax rek ne bon buy amit yaakaaruma mu nekk lu jege nii ñu war ko mën a coller ci contexte élection locale yi et que pour man opposition bi effectivement dina toujours essayer de trouver des réponses à leurs difficultés mais je pense que les difficultés yi opposition bi am mi ngi nekk d'abord au sein de l'opposition ga bi may dugg ci lay gaynde di def analyse bi j'étais très heureux bi ma dikkee dégg faux départ parce que des fois bi ñu dikkee def analyse ci rajo Modou International j'avais utilisé ce concept là alors donc pour man c'est vrai coalition Benno Bokk Yaakaar am nañ problème yu leen mais opposition bi effectivement aussi am nañ problème yu leen Ndeye Fall wax na ko conflit d'intérêt c'est pas facile. Merci Idrissa. Ndeye Fall en 30 secondes. waaw Sànjambu maa ngi leen di remercier di nuyu Idrissa de passage di am contenté loolu ci opportunité bi nga xam ne gis ngeen ni ko pour ñu mën a ñëw exprimer suñu charte ci li nga xamante ne moo xew. ci opposition bi defe naa ni dans les jours à venir. sama parti dina ñëw def. ñoom tamit dinañ génn. ndax avant may ñëw consulter naa leen. voilà ñambur xanaa ñambur boobu pour xoolal rek leneen bon dimanche on va le retrouver encore
yaakaar naa ne war nañu mën a téye rubrique bi pendant tout ce temps là ba ñuy egg ci élection yi yaakaar naa ne avec le trio là yaakaar naa ne war ngeen a mën a def analyse yu xaw doy war incha allahu rabbi kon xanaa rek ñi di sant di leen temps bi jeex na ñu leen di sant di leen gërëm jox daje ba dibéer incha allah xam naa dañu am temps bu gën a yaatu su ko defee ñu gën a mën a waxtaan Alain Jigal Malay Ndiaye Ndeye Fall Idrissa merci maa ngi nuyu Malay maa ngi jërëjëf Sadio bu daala woo incha allah ok incha allah bon nag ba dimanche prochain incha allah yu dellu soit ci waxtaan wi ndax am na solo xam naa ne bu ñu dajee waatee defe naa ne danañ war a mën a gën a dugg ci coalition bi ak les dessous yi ne ci suuf Malay mi ngi noonu Alain dans temps bi jeex na di ñaan rek yàlla may ñu teewaat ko fi dimanche prochain di wax rek ni nañ téye gaal gi jéem koo dawal ba jéem koo costé fi ñu ko war a costé te yi am ci yenn réew yu bari ñuy ñaan mu bañ am suñu réew Sénégal jàmm lañ ko xamal Sénégal démocratie lañ fa xam nan góorgóorlu rek teg lépp ci yoon ba gaal gi costé fi mu war a costé kenn bañ a am benn problème mu ngoog ba nag yàlla mi am jàmm te moom jàmm yàlla na yàlla may jàmm ba dimanche prochain incha allah fii ci rajo Modou International la waaye sunu waxtaanee gis ak yoon xibaar